xibaar yi gi li ci gën a fës tey juróom-ñetti fan ci weeru mars bis bi ñu jagleel ak yelleef jigéen ñi nekk bis boo xam ne ràññeeku na ay xumbuteeg ndaje ci bëccëg ak ay gox yu faccantikoo ci réewum Sénégal waral nag ñu daal di taxaw seetlu dellu siwaat ci mag ñi ñoom naka lañ ko daan dundee ñu fàttali li nga xam te ni moo ci ëppoon solo di ak yelleefu jigéen ñi waaye tamit wàññi li nga xam ne moo di mbumbaay mi nga xam ne seddu nañ ko jamono ji ci réewum Sénégal daal na yëkkati kàddu ci bis bi ñu jagleel jigéen ñi nekk jigéen ju ràññeeku ci wàllum way ayu bés ngi nii ay weer wala bon atum yàlla moo xam ne kenn déggul batam Kumba Gawlo Seck dellusiwaat na ci woy boo xamante ne bi teggi la ko daal di tuggee waaye tamit dellusiwaat na ci li nga xam ne mooy tawat ji nga xam ne moo ko daal di tëraloon dellusiwaat na it ci bis bi nga xam ne moom lañu jagleel jigéen ñi ay kàddoom nañ ko teewlu ci biir xibaar yi. njëgum pétrole bi dina nekk loo xamante ne bi ak yokkute dina ci am nar a def njeexital ci li nga xam ne moo di li nga xamante ne bi moo di essence bi ak gasoil bi chauffeur yi di jëfandikoo nan leen julal jafe-jafe dëgg seen i kàddu nañ ko teewlu ci gës Mamadou aussi ci biir xibaar laata nañu jeexee nag ak li nga xam ne moom lañ leen di indil talaata ju jot di wàllum tekki ci réew mi ñu daal di des ci bëccëg bi ak soxna soo xamante ne bi ci wàllu mécanicien lay daal di yëngu nekk na loo xamante ne bi it moom Ndeye Kumba daal na ci yàgg lool lan moo ko ci dugal dinañu ànd ak ki nga xam ne moo di Aïssatou Kane mi daj ak moom mbokk yi lii mooy li gën a fës ci biir xibaar nees ki ñu def ci faram fàcc. bisub 8 mars di juróom-ñetti fan ci weer yi nga xam ne moom la ñu nekk di bis boo xam ne moom la ñu jagleel xeex lépp lu jëm ci ak yelleefu jigéen ñi di loo xamante ni bi nag ay xew-xew yu ràññeeku am na ci réew mi waaye nag ñi nga xam ne ñoo di mag ñi ñu ngay fàttali li nga xam ne moo di taxawaay bi nga xamante ni bi moo ci war dëgg ne ñoom seen jamono liñ ko daan fàttali ko moo di dellusiwaat nag ci li nga xam ne moo di ak yelleefu jigéen ñi def ay ndaje yoo xam ne dinañu fàttali solo si waaye tamit bañ koo def ci xumbute gi nga xamante ni bi moom la ñu seetlu jamono ji ay seeni kàddu ak soññe gi nga xam ne def nañu ko ci gëstu maam si na bopp. ci biir këram ci Médina lañu fekk Adja Gaël Camara muy yéeg escalier yi moom miile moo ngi ñuy dalal ci salon wam mu sol grand bu cuub musóoru teg kol loxo yi nag ñu ciy gis ay bijoux yanj mère de famille biile sañse na loolu ci bés bi ñu jagleel ak yelleefu jigéen ñi moom miile nag moo ngi xamle ne bésub 8 mars ni mu ko doon fetee lépp da koo jël wekk ko ci diine. bëccëgu tey bii dafa rëy ci ñun ndax waajur yi dañu fonkoon 8 mars bi lépp ci diine lañ ko tegoon te loolu ba léegi ñaanuñu yàlla bàyyi ko. moo ci mën a sori parce que xam nga bu fekkee ne ñu ngi célébrer loo xam ne nañu koy defee intéressé wu la doo leen xool doo leen déglu ñun ci lii lañ ñu yare biir kër gi loo tëgg du fi am musique du fi am. li fi am mooy mbiru dine mbiru tariixa yi. ci beneen kër ñu fekk fa Adama Ndoye moom miile jàpp na ne wute na loolu ak at yi wees niñ ko doon màggalee. farataale wuñ ko woon noonu moom léegi lañu gën a taxaw pour di ko gën a mën a célébrer daal. yàgg ba man taawuñ am Joora Njaay fekke naa ko wax dëgg yàlla ñoom tamit daan nañ ci def ay débat au moins di waxtaan ak jigéen ñi di wax li nga xamante ne mooy moom moo war a nekk seen yoonu yokkute daal par rapport ak léegi moom folklore bi day bëri trop nit ñi defuñu lu dul di lekk di naan te or que 8 mars moom jigéen ñi lañ ko jagleel bu ñu leen ko jagleelee nag ñoom tamit dañu war a seet li nga xamante ne mooy njëriñal jigéen. ku nekk rek ak ni ngay màggalee bés bi nga xamante ne dañ koo jagleel ak yelleefu jigéen ñi bu ñu sukkandiku ci ñu sekkal waxtaan bés biile bu njëkk dañ ko doon màggal te du am ay mumbaay te loolu ak niñ koy gisee tey ciile soxna yi nag jàpp nañ ne bés bi dañ ko war a marqué ak ay waxtaan yoo xamante ne am na solo loolu te mën na jëriñ ñëpp. jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum tasum xibaar nekk ci bërëbu tasukaayu xibaar ñoom it daan nañuy forsawoo li nga xam ne moo di bis bi ñu jagleel àq ak yelleefu jigéen ñi ngir ñu daal leen di gën a mën a jox seen gëdd ak seen àq ak yelleef ci ndaje li nga xamante ne bii amal nañ ko ci ndongo yi jàng wàllum sabalu di journalisme sa INSUP Afrique lañ daal di tànnee waxtaankat ya bokk ci ñoom Marguerite Rosalie Ndiaye mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ëmb jigéenu taskatu xibaar yi ci réewum Sénégal bokk it ci CORED ay kàddoom ñu teewlu kook Moussa Fall.
rek journaliste nga donc amul jigéen amul góor du métier wu góor du métier wu jigéen métier la boo xam ne ñun ñëpp a bokkoon jàng bi ci école yi bu ñu génnee tamit li ñuy def ci biir rédaction yi tamit war nañ ko mën a def que ce soit jigéen que ce soit góor lépp rek dafa war a jaar ci li nga xamante ne moo di compétence te compétence yooyu mu ngi ci jigéen ñi xëy na li manqué mooy confiance ñu bëri amuñu confiance boobu noonu te jot na tamit ñu jigéen ñi ñu gën leen a tàggat ci wàllum confiance si ñoom comme ça ñu mën a wone carrément li nga xamante ne moom la ñu am rawatina ci wàllum leadership ndax jigéen boo gis leadership boobu noonu compétence moo lay may pour nga mën ko affirmer bu baax a baax fi nga xamante ne moo di sa rédaction yi te ñu bàyyi nag di jagleel yenn sujets yi jigéen ñi yenn sujets yi góor yi bu ñu ne marché rek xalaat ko jigéen bu ñu ne marché am na ñu ne góor loolu tamit ñun ñoo ko war a mën a bañ affirmer wu ci biir rédaction yi wane ni li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg moo di rek liggéey waaye tamit def journalisme ni mu ko waxee ni ko ñëpp di defee. suñu naataango Marguerite Rosalie Ndiaye kadam si micro ma Fall ñu des si bés bi ak yeneen ni liggéeykat yoo xam ne it liggéey ñu jàmbaare di takk day comme mi di ki nga xamante ni bi mu ngi daal di lieutenant colonel ki nga xamante ni bi mu ngay daal di jiite ab kuréel goo xam ne dina gën a taxaw moom Fatou Binte Ndiaye ngir koom mu gën a suqeeku daanaka lu toll si ñetti téeméeri milliards da ko def si gafaka réewum Sénégal li nga xam ne moom la jiite di yëngu si wàllum pétrole ak taxaw gi ni nga xam ne noonu lañ koy defee ni ngay xam ne it li ko dugal si wàllum douane nga xam ne dugg na si atum 2009 lépp def si ànd ci ak El Hadj Malick Cissé. nag mooy dédouaner produits pétroliers yi. produits pétroliers en général carburant essence gasoil tout ce qui huile bitume lépp ñoo koy dédouaner donc Sénégal dafa jël optiku jël produits pétroliers yëpp spécialisé leen ci benn bureau parce que produit bi dafa stratégique te dafa important pour dëkk bi waaw ñun nag ñun ñooy def dédouanement produit boobu. dédouanement bi ça suppose que ni produit bi bu ñëwee dina respecter normes yi nga xam ne moom la Sénégal teg ki koy importer itam respecté na parce que moom dafa am licence am na lu nekk ci agrément am da ko war a respecter ba pare weer bu ne bu waree importer itam dafa am ay quantité yoo xam ne moom lañ koy autoriser su amulee mënul indi produit bi léegi nag ñun loolu la ñuy liggéey bureau bi nag bokk na ci premier bureau de recette yi ci dédouanement bi bureau bi 25% li douane di liggéey ci recette bureau bi moo ko koy jox. loolu représenté 200 et quelques milliards. waa année bi 230 et quelques milliards la représenté année bi. mbokk di jigéen ñi douane yi nga xam ne ràññeeku nañu Marème Diop nekkoon koo xamante ni bi soxna ambassadeur la woon daanaka def na ci gox yi feccantikoo si àdduna wërngal këpp waaye nag bi nga xam ne des na ci réewum Sénégal taxul mu daal di toog takk na la fu sërëm di wéyal li nga xam ne moo di ab liggéey yi mu daal di jublu nag jëm si wàllum restaurant ak daal di dajale am ay xew maanaam événementiel lay nekk li nga xam ne moom lay def saa bu nekk mu ngay xëy di takk ndiggam di wër li nga xam ne moo di ab liggéey foofee si diwaanu Thiès ñu fekk fa Ido Alexandre Sène dajeek moom. mu mel ni yenn saay day fàttali ne soxna kenn ku fi nekkoon ambassadeur la woon niki bépp soxna fii ci Sénégal Marème Diop Sylla bu xëyee de dem marché dugg ci waañ wi togg. man bon nee naa c'est une chance parce que bi ma nekkee jeune fille nekk lycée Malick Sy temps yooyu bon Andi Jëf était dans la clandestinité donc dama am benn formation idéologique bu dëgër boo xam ne vraiment après laa xam njëriñ li parce que effectivement ce n'est pas évident nga nekkoon épouse d'un ambassadeur wëlbatikuwaat ñëwaat. ginnaaw at yu bëri yi nga xam ne de nekk na ci représentation diplomatique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bitim réew mu dellu siwaat ci Sénégal ci atum 2012 ak li mu jot a dajale mu dal di taxawal entreprise bu boppam. logistique bi nekk fii tout ce qui est table tout ce qui est chaise par exemple je suis en face du Palais des Arts foofu laa doon xaar seen soirée su jeexee à 4 heures du matin ma ànd ak sama doom bu jigéen ñu bu góor ñu dem ci di table yi suñ ko jëlee fii lañ koy teg 4 heures suñu raxasee table yi ba mu set dugal ci saal yi defar léegi man ma nekk ci waañ bi sama doom di servir c'est comme ça qu'on a commencé. mu ngi liggéey ci wàllu restauration dimbali ñi nga xam ne nag ñoo di soxna yi. ma jël fi ay jigéen ñoo xam ni demoon nañu ba amatuñu dignité ci koñ bi parce que ñàkk dignité weesuwul ngay tàllal loxo
ay jigéen dañu yoo xam ne dañuy dem buntu bitig ba toog xaar ku benn client ñëw jënd génn ñu tàllal la loxo ne la may pour lu ma jëndale sama doom yi mu xam sa pour toggal leen reer donc ñooñu laa jël former leen au début presque salaire yi demeewul woon noonu dañ doon commencer man ne nañ ñu gëm lii ñu ànd. bés bi nga xam ne moom la àdduna wërngal këpp jagleel ak yelleefu doomu adama yi nii la ko gisee. journée boo xam ne dañu war a gën a expliquer femmes yi lu ko waral parce que avant femmes yi amuñu woon droit au vote femmes yi amuñu woon droit congé de maternité femmes yi vraiment dañ leen a considérer woon comme des êtres inférieurs léegi suñu demee nag ba ne émancipation de la femme vraiment ñu gën a mën a wax jigéen ñi lan mooy émancipation de la femme. Adja Marème Diop Sylla ni ñu koy woowee fi nga xam ne nag moo di diwaanu Thiès nee na li ko soxal moo di nekkinu jigéen ñi rawatina ñi nekk fii ci diwaanu Thiès ci biir Sénégal wala sax ci biir Afrique ñu gën leen a yëg jox leen seeni gëdd ndax lu bari ci njaboot yi de daanaka ci seen ndodd lañ ko teg. woye na jigéen nu ne tàggee na ko nu ne bàkkee na ko nu ne dem na nag ba ayu bés kay ay tolluwaayu jamono tax baat ba daal di jàng mënatul woon woy waaye mu daal di gëm faju ji baat ba dellusiwaat na ba mu woyaat way wu yees tudde ko teggi jigéen gu ràññee ko si wàllum woy si réewum Sénégal Coumba Gawlo Seck dellusiwaat si bis bi ñu jagleel jigéen ñi ngir delloo leen njukkal waaye tamit dalal ñi nga xamante ni bi ñoo ko sopp si wàllum woy ne wér-gu-yaram jamono ji mu ngi daal di am ak tan bu baax ay kàddoom ñu teewlu ko. tey am naa mbégte ak baneex di waxtaan ak yéen ci bés bi ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi bés bi nag am na solo lool ci fànn yu bari ndax ay at a ngi nii may xeex ak yelleefu jigéen ñi saa su ne teg ci bés bu am solo bi ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna ma fas yéene yëkkati sama kàddu ngir di leen sargal te di leen firndeel sama pasteef ci seen wet saa su ne duma mësa tàyyi te di jëf lu leeni dooleel ma dellu si tey di feddali sama ngërëm gu amul àpp ci yéen sama waa réew ak ñi ci biti ci taxawaay bu ngeen ma taxawu ba may tut tànk ba tey seeni ñaan seen cofeel ak seeni ñaax tooy na sama xol waaye nag li gën a tooy sama xol moo di mbégte li mu ne fépp bi ngeen yëgee dañuy dellu si ci langu musique di dëggal leen loolu nag dafay dëggal seen mbëggeel ci man jërëjëf ma leen di béral ni sama wér-gi-yaram gannaaw yàlla ak seeni ñaan jëm na kanam ndax liggéeyu docteur yi orthophoniste yi ak képp koo xamante ni nii boroom xam-xam nga bu màcc ci faj tawatu baat alhamdulillah mu bokk di nekkoon kàddu yi Coumba Gawlo Seck di waykat ñu daal di bawoo réewum Sénégal wutali fi nga xamante ni bi moo di frontière bu Ukraine réewum Pologne ak fi nga xam ne moo di Varsovie foofee nag ay daw làqu yu jógee ci réewum Ukraine ak guerre ba nga xam ne moo dox seen diggante ak Russie ñu ngi fay wutali rawatina ak réewum Sénégal suñu ndaw li nga xam ne moom lañu fa yabal it mu nga fa jamono ji ñu mën a àddoog moom ngir xam tolluwaay ba Khalifa Diakhaté ñu ngi lay nuyu. Khalifa waaw mën nañu waaw. bu seen 30 jotee rek jant bi wàcci te sedd na guy mais Cheikh en réalité li ma la mën a wax mooy sànq comme ni ma ko waxoon ci xibaaru njolloor yi Sénégal lañ doon xaar ci journée bi accès nañu kenn ki bi mu accès dafa jubal Milan kenn ki bi mu accès comme soxnaam fii la dëkk. donc dafa mujj toog fii keneen ki nag mu ngi ak ñun mooy Bari la tudd Bari nag moom daanaka cas particulier la parce que Bari moom clandestin la woon foofu la ca Ukraine
donc mën nañoo wax ni guerre bi transit cynique daf ko xaw a sauvé waale parce que si la rëcc ca centre de détention ba mu nekkoon ngir ñëw fi nga xamante ni moom mooy ci Pologne bi mu ñëwee nag fii ci ambassade bi autorités yi teeru nañu ko jox ko ay koppar utal ko hôtel boo xamante ni bu jógee fii foofu lay dem dal fa laata muy dem fa nga xamante ni fa la war a dem keneen ki nag nga xamante ni moom la ñu dajaloon moom si bëccëg bi mu ngi ak ñun ba tey jotul a dem ki nga xamante ni moom mooy di Mbaye Ngom li tax demul mooy comme ni nga xam ne gaar yeeg lépp fees ak train yeeg bus yi donc ce qui fait que dañu amoon ay difficulté ñi àndoon ak moom pour utal ko billet ce qui fait que dafa obligé dellu siwaat ngir xaar fileeg suba ma am beneen billet pour mën a dem Allemagne parce que foofu la war a àggalee am njàngam ñu xool suñu ki nga xamante ni moom la ñu nekkal nii di Bari mi jógee Ukraine ndëga ni tey Bari asalaamaaleykum Bari alors Bari yow yaa ngi jógee Ukraine mais comme ni ma ko doon waxee sànq yow daanaka yaa ngi nekk pratiquement clandestin nga woon léegi libre nga ndax mën nga ñu nettali un peu sa histoire nan nga jógee Ukraine traversé frontière bi ñëw fii. dëgg yàlla mën nga yokk kàddu gi tuuti ñu gën la mën a dégg. dëgg yàlla moom fi ñu jaar moom métti na loolu métti na loolu. ñu koy yàlla mu ñu soobee rek yéen tam ngeen jàpp. autorité yi wax dëgg yàlla jàppal nañu trop. ambassade du Sénégal bi jàpp nañ ci trop. mais yan difficulté nga amoon foofu. difficulté yi ma am parce que fu ñu nekkoon foofu noonu foofu la xeex bi tàmbalee. fan exactement. kenn gëf pour jóge foofu ñëw Kiev c'est problème. 6 jours ñu ngi dox foofu ci àll bi. mënuñu am fu ñu dugg. parce que fu ñu ñëw gaañ ñu delloo xeex bi foofu la nekk dafa métti trop. mais ko yàlla sotti na jàmm dugg nañu Kiev après ñu jóge foofu ñëw Lviv. waaye ci lañ jot a egg fii ci ambassade mu dalal alhamdulilah defal nañ teranga bu baax a baax. da nga nekkoon ci centre de détention. centre de détention lañ ko. kon dañ la jàppoon. dañu ma jàppoon après problème des papiers. après ñu bàyyi ñu problème bu xeex bi amee ci dëkk bi ne dañu ubbi camp yëpp ñi ñi gën. loolu moo tax ñu sonn amuñu gis amuñu carte. loolu moo tax ñu sonn mais alhamdulilah. traversée bi mu demee woon bi ngay traversé. traversée bi métti na loolu. la moo ko méttital. parce que dafa sedd amul oto du daw. da ngay dox ba sonn nga xool ñi sa ginnaaw tamit nga xam ne il faut nga dox rek. alors ay bruit yu bari ñu ngi wax ni foofu dafa am problème mu racisme ak yu demee noonu est-ce que dund nga ko noo ko gisee dafa am ñuy oññ ci frontière bi parce que ils sont noirs. bien sûr dama xam na mais du bariwul noonu. parce que man dangay wax li nga xamante ne mooy sa dégg sa ak la rek. parce que foofu noonu boo xoolee Ukrainiens ci boppam dañoo sonn. nit boo bokkee ak moom coono doo gis racisme. Ukraine ci boppam dañoo sonn. ñun yëpp ñoo bokk coono bii nii. donc si gàttal. fitnaalu ñu leen mais seen bopp lañu doon tal ñoom. voilà seen bopp parce que boo xamante ne yow mii boo talee sa bopp noonu doo mën a tal keneen. donc dañoo métti foofu dafa métti trop. léegi bi nga jógee fii foo war a dellu. léegi ma jógee fii nii maa ngi war a dem France. mais tey fan ngay fanaan tey. te maa ngi war fanaan fii ci hôtel bu ñu ma dalal ambassade bi dañu ma jëlal hôtel fii. ma war a dal alhamdulilah. da nga daaloon xaalis wala. non lépp ambassade bi moo ko def. ñoom ñoo jox xaalis bi ñoo ma jox xaalis ñoo ma jëlal ambassade kii hôtel. lépp ñoo ma ko def. lan ngay wax sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi am njàqare par rapport ak situation bi par rapport ak doomi réew mi nekk foofu. wax dëgg yàlla xanaa ñu jàpp ci rek mais dëgg yàlla métti na loolu. mais gisoo benn sénégalais en souffrance. métti na de wala ñi fi nekk yëpp de sonn nañu de wax dëgg la sonn nañu. non mais ñi xamante ne ñu bëri ñëw nañu léegi. mu nekk nii moom parce que ñun ñoo mujjee foofu noonu. parce que j'espère que ñu jeex nañu foofu noonu. ok lu des foofu bariwul de. waaw parce que ñun ñoo mujjee génne foofu rek. jërëjëf Bari ñu ngi lay gërëm di la sant kon li nga xamante ni mën nañ ko jàpp Cheikh Sall mooy les ambassades bi nga xamante ni fi laa taxaw nii si bunt bi muy ambassade bu Sénégal fii ci Varsovie sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo desoon foofule ñu ngi di recueillir ndànk-ndànk ni ma ko waxoon sànq si bëccëg ñu ngi doon xaar agsi nañu sénégalais yi fa nekk na ndëkk dañu ne am na ñaar ñoo xamante ne ñoom ñoo fa tëyandi seen bopp parce que kenn ki il me semble jabaram moo feebar wala yu demee noonu n'est-ce pas c'est ça en tout cas lu si mën a am rek demain incha allah bu soobee suñu borom dinañ gën a def le point ak ki nga xamante ni moom mooy ambassadeur bi mais li ñu war a leeral mooy jamono ji
fële ca diggante Pologne ak Ukraine 9 juróom-ñeent poste frontière la maanaam du benn duggukaay rek juróom-ñeent duggukaay la waaye bu fekkente ne dañuy xayma diggante ñun fi ñu nekk nii ak fa mbir ya xewe dafay mel ni diggante Ndar ak Ndakaaru nga teg si lëf rek maanaam quelque 300 kilomètres lay tollool bu sobee suñu borom dinañ gën a rapproché wu ci frontière bi incha allah ngir xool situation bi foofu sur place nan la demee mais li ñu mën a jàpp te mu yitteel ñu tigi ndax tamit ku nekk saw ñoñ moom la sax sam xel di gën a rek mooy mboolem doomu Sénégal yi ñu fa doon xaar ñibbisi nañu ña fa desoon tey jii bu fekkente ni ñeent lañu itamit xëy na ñaar ñi seen coobare lañ fa nekkandil ci la ñu wax waaye lu ci mën a am rek suba avec l'ambassadeur Pape Diop dinañ si gërëm ay détails par rapport à tout ça kon ñu jàpp ne fi mu toll nii waa Sénégal seen xel war naa dal ndax seen i doom ñibbisi nañu ñu doon xaar si ngoon agsi nañu mooy bari mi nekk sama wet ak kii di Mbay Ngom waroon nañ ñibbi te amul billet ndax jamono ji transport dafa cher ndax saa jour bu nekk lu toll si ñeenti junni laa wax de 4000 personnes dinañ traversé frontière bi ñëw fi nga xamante ni moom mooy fii ci Varsovie bu ñëwee si Varsovie nag ñaar mooy am dañuy fi toog dallu wala ñu daal di dem directement jël bus ngir dem si benn réewu Europe mais actuellement ñi décidé toog fii di waa Ukraine décidé toog ci réew mi yëpp ku nekk si ñoom boo duggee bus doo fay boo duggee car doo fay boo duggee tramway doo fay maanaam transport public bi dafa gratuit ci mbooleem kuy doomu Ukraine te fi nga xamante ni itamit moom mooy fii ci Varsovie ñu ngi leen di jàppale seen kéem kàttan drapeau yi ñu ngi koy muur ci yenn bâtiment yi taxi ak bus yi foo dugg di nga gis couleuru Ukraine ba ci grande surface yi nga xamante ni fa la nit ñi di daje ci wàllu marché Khalifa Diakhaté Varsovie Pologne près de la frontière Ukraine pour E-Media. jaajëfal ko Khalifa Diakhaté ak ni nga xam ne lay toppee li nga xam ne di jafe-jafe yi nga xamante ni bii am na foofee di ko jur di jàppante yi dox diggante Ukraine ak Russie danañ ko toppandi si ñeneen jotaay xibaar ngir gën a am ay xibaar yu gën a fàccanti ko ñoo di wéy si jotaay bi ak réewum Sénégal ak jafe-jafe yi nga xamante ni bii jur na ko jàppante yooyee di wàllum pétrole bi nga xam ne jëm na ci yokkute loolee dina am njeexital si li nga xam ne moo di essence bi ak gasoil bi dawalkat yi woto yi am njàqare si googale wàll ne mën naa gën a yokk jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ñu teewlu ci gëstu Mamadou Sy. Oumar Sall moom gaare na otoom ba noppi ci gare routière bu Colobane ci jamono ji nag mu ngi jàppale oto yi mën a dugg ci gaar bi bile chauffeur di wone ab njàqare am ci bu ñu yokkee njëgu essence ak gasoil bi mu jàpp ni jamono daa métti. gasoil fii mu toll nii sax maanaam boo yoree oto buy consommé pour nga verser génn ci du yomb. bi mu ci yokkee 50 francs daaw jëkk maanaam gars yi ngi perte presque 3500 par jour léegi bu ko ci yokkaatee ngay perte 7000 par jour te loolu daawoo ko am ci oto yi kon bu yàggee nag dawal bi dootul am njëriñ gaare da koy gën. ci beneen wet ci gaar bi ñu dajeek Serigne Saliou Diagne moom mi mu ngi xamle ni bu yokkee njëgub gasoil wala essence ñoom ci jamono ji xalaatuñu yokku njëg yi. non yokk paas moom wàññi gasoil moo gën a baax ndax bu ñu yokkee paas tamit dina métti ci population ba léegi ndax ki naa yëpp ay nit leen dañoo yori kër. kon dèjà yokk paas moom wàññi gasoil sax mu oyof ci ñëpp moo dàq moom ndax boo yokkee paas dina baax si woon mais du baax ci kinaa bi dem te ñun ñëpp ay doomu aadama la. paas bi boo koy négocier di ko jéem a yokk ay 50 francs yooyu ay xuloo lay indi fii ay jàppante fii. yii de chauffeur nag di sàkkub ci nguurub Sénégal ngir rek mu wut ay pexe ba ñu bañ a yokk njëgub gasoil waaye itam ak essence. moom moo war a jël fexe wut ay pexe bàyyi ko fa am newoon même bu ci dul am dara sax mu jël xaalisam def ci ngir dimbali askan wi rek te xam ne askan wi moo ko jaboote même dund bi li mu seer rek dafa doy sëkk te ne mburu maa ngi nii cabaa yi nii. xeex bi dox digganteeg Russie ak Ukraine mën na am ay conséquences ci yokkuteg njëgub gasoil ak essence fii ci Sénégal ci jamono ji baril pétrole bi daanaka yokku na chauffeur yi nag ñu ngi wéy di am yaakaar ni nguur gi dina def kéemtulaay kattanam ba mun a jàppale chauffeur yi. soxla nañu leen jàppale taxawu leen ñi nga xam ne ñoo di jaaykat ya lakkale fi nga xam ne moo di si salle de vente bu Awani Lamine Gueye lakk gu métti ni ki démb tey ñu xëyee ngir def li nga xam ne moo di xayma seen marchandise yi ñu lakkale waaye nee nañu mënuñu ko daal di takk ndax la fa lakk daa bëri lool Abdourahmane Di. bu ñu jëmale ci fu lakk-lakk bi amee woon dañu ko bari tax der yi taxaw di ko surveiller lu ko soriwul dara
ñoo ngi xencu li nga xamante ni moo di saxaar bi bu ñu demee ba yegsi si fi nga xamante ni fa la mbir yi xewee woon na daanaka lépp doom la nekk bu weesoo fi nga xamante ni fa la lakk-lakk bi fu xoolee di beneen côté wu trottoir bi Maama Thierno Dia di ab jaaykati téléphone bokk na si ñu yàqule si lakk-lakk yi. liñ fi ñàkk moom daanaka mënuñu koo xayma moom parce que bari na bariwaay boo xam ne moom nga xamul nu mu toll waaw parce que magasin yi ngay gis ne si bari ay portable la defoon ak seeni vitrine portable yoo xam ne ay 250 000 lay jar yi jar ay 500 000 yi am na ba 1 million sax am na portable fii personnalité yu bari dañ fi ñëw di fi jënd ay portable waxatuma nag dañ fi ñëw di jënd ay salon waaw lépp luy dem ci kër rek. Baye Fall ngi xam ne ni dara mënu ko woon def ci lakk-lakk yi maanaam daa impuissant woon na muy lakk-lakk woo nga xamante ni ngelaw beek gën la wala yàqate lépp lu nekkoon ci yoonama délégué wu marché bi moo ngi ñuy leeralal. fii la ñu fekk mais affaire dafa gaaw boo xamante ne mënuñu woon a génne yenn bagage yu bari daal loolu moo tax quoi parce que affaire bi mu ngi tàmbalee ci kaw même pas 15 minutes affaire bi jeex na quoi. est-ce que jot nga génne ay bagages. waaw mais bariwul nag quoi am na yu ñu jotoon a génne fii dugal ko ci prix bi mais foofu la ko lakk gi fekk quoi. moom amul daanaka kay lépp a dem lépp dara desul quoi. Mamadou Bamba Ngom mënul xayma yàqute yi nga xamante ni lakk-lakk bi sooke na ko moom mi nga xamante ni jamono ji nga xamante ni lakk-lakk bi am na doomam la dénkoon magasin wam bi. mais si côté mobile yi la njëkkee avant mu egsi si côté téléphone yi ñun téléphone yëpp daanaka génne nañ ko mais le temps que ñu koy génnee ba ko yóbbu si trottoir fi ñu ko tegan fi la ko ngelaw li fekkat daanaka li ñu génne woon lépp it même chose daa lakk waaw daa di lakk daal waaye nag sant yàlla rek yàlla baax na. muy ay jaaykat yu doon ñaawlu yéexte wi nga xamante ni sapeur pompier yi jëfe nañu ko si basub lakk-lakk bi bu weesoo loolu ñu ngi leen di joxañ baaraamu tuuma ni ñoo waral ko na lakk-lakk bi gën a jéggi dayoo. ñu ngi talaata ji jot gëstu bi ñuy jagleel tekki ci réew mi ñu daal di koy jagleel soxna yi ak bëccëg bi nga xam ne moom la ñu daal di nekk kër si ràññeeku dafa liggéey boo xam ne ay jamono góor ñi lañ ko xamoon di wàllu mécanicien dañoo daal di samp bërëbu liggéeyukaay moom Ndeye Coumba Kay ñoñam li ñu bëgg moo di nguur gi gën leen a gëstu ñu ànd ci ay sotukan. diggante mag mécanique 2013 la tàmbali ubbiteeku garage bu mu jagleel jigéen ñi doon lu mu matali. bi ma amee 13 ans d'expérience ci métier bi je me suis dit que je peux apporter plus à mon pays c'est-à-dire en tant que mécanicienne wan ko jigéen ñi c'est pas un seul métier nekk na aussi métier bu nga xam ne jigéen mën na ko def donc loolu moo motivé ba ma ubbi garage jël ay jeunes di leen ci former. donte def na ay jaloore ci wàllum mécanique tey mu am ñàkkare bay bëgg xaddi. mais dama dem mu mujj ma commencé découragé parce que da nga nekk ci métier bu nga xamante ne benn dafa metti ñaareel ngay am problème foncier ñetteel bi foo teg samp toog pour liggéey ñun la jóge fi déguerpir la donc déguerpissement bi nekk lu metti ci ñun loolu daal moo waral ma commencé ci découragé ba nga xamante ne léegi dama ciy limité wu def seulement le minimum possible ndax li ma bëggoon apporter sama pays waroon naa romb fii yàgg na mais yombaluñ ma ko même buñ ma ko yombalu sax mayoon ma liggéey ak jàmm ko romboon naa fii mais yombaluñ ma ko ba pare teg ma ci fitna. yenn saay xelam di dem ci génn dëkk bi waaye gëm bi mu gëm liggéeyam moo ko fi téye. sama ay confrères yi nga xamante ne bokkoon naa ak ñoom école génn ñu ngi dem ñi ñu ngi Europe ñu ngi États-Unis mais dañu sori ci métier bi chaque fois dañ naa ma Ndeye bàyyi Sénégal nga ñëw. boo ñëwoon fi en tant que femme ñun fu ñu egg dañu romb lu sore ak dynamisme bi nga àndal mais dama leen bëgg ñëpp jógee Sénégal dem kan mooy defar dëkk bi yaakaar naa ne bu Sénégal ñëpp amoon mentalité boobu romboon nañu fi yàgg na doon nañu toog bu ñu jëloon suñu mécaniciens yi qualifiés yi sélectionné leen suñu tôliers yi qualifiés yi sélectionné leen suñu électriciens yi qualifiés yi sélectionné leen ñu mobiliser lu mu ndaw dinañ fi defar benn moteur bu ndaw bu 4 cylindres wala moteur 3 cylindres sax ba nga xamante ne dinañu mën a xam ne lii marque sénégalais la mi ngi dem ñu ngi dugg ak ñu ngi génn dëkk baa ngi mobile. man sama wàllu wéer na waaye vraiment xol laay waxee ak xol bu jeex ci suñu état bi ñaan yàlla mu am changement ba. tey tax na ndaw yu bëri am xëy te it jàngal na si ñu bëri. fi mu nekk nii maa ngi liggéey ak une trentaine de jeunes. amoon na moment bu nga xamante ne sa demoon naa ba am fi 45 jeunes ñi nga xamante ne dama leen doon formé.
soxna si di ko firndeel si liggéeyam muy bàyyi xel gu mat bu ànd ak xarañteef. mais liggéey boo nekkee te gëm sa bopp rek da ci tekki maa ngi si dimbale samay waajur maa ngi si dimbale sama bopp samay njaboot ndax nit moom boo dee liggéey te gëm sa bopp moom nga bàyyi nga uti leneen moo gën. nataal bi ñu bëgg jox jigéen ñi def mécanicien loolee dalu ko ndax kii jigéen dëgg la. man da fekk ma sama kër rek wala nga xaar heure wàcc jot man jigéen laa de jeeg pire laa waaw damay def ba mu baax mécanicien bi yóbbulu ma dara si affaire góor jigéen laa de waaw defar ba mu baax la ñuy def waaw sañsam man kenn daa ko ma sañse kenn daa ko ma ko. 8 mars bés bi ñu jagleel ak yelleef jigéen ñi ci àddina wéngal képp soxna yi bëgg fokkati li ñu moom. tey moom la bés jigéen ñi dañ ko war a feete di ñaan yàlla nag nguur gi daañu ñu jàppale rek jàppale jigéen ñëpp. 8 mars les fêtes le cas de fête au lieu de gaspiller des milliards de se partager des milliards entre militants il y a des priorités. ci kàddu yi soxna yu jàmbaar yooyu la ñuy yëkkatee jotaay bi la xibaar jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi beneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaan ak soxna Awa Diop seen xibaar di wéyandi si www.emedia.sn nees gis la total ak Cheikh Dana Fall.